salaam maa ngi leen di ziar di leen màggal di nuyu ñëpp ñu dellu si rek tey ci benn direct bu ndaw rek pour wax ci suñu rakk jooju nga xamante ne moom mooy Michel macha allah yàlla dogal mu dund viol jële ci ëmb ba finalement yàlla def li gën macha allah mu génn àddina mu dund nag lu xaw a metti lu metti loo xamante ne macha allah famille bi ñëpp ak képp koo xamante ne rek doomu aadama nga yëf yi metti na la ndax ki ko teg metit bi du kenn koo xamante ne étranger la ndax moom moo ko yar macha allah muy jëkkëru tantam bi ko yar muy Lamine Ndaw nga xamante ne ancien marin la mujj bi ñu ràjjee ko donc ci loolu lañu bëgg a waxtaane ndax bi yëf yi amee ba tey ku nekk ngi wax waaye famille bi dañoo teg seen tànk fu dëgër ndax Lamine Ndaw balaa muy daw reconnaître woon na ni moom moo violé xale bi ñu wëlbatiku mu doon intimider xale bi pour dire rek ni du loo xamante ne benn yoon la ndax macha allah yàlla rek moo xam mais ci li ñu jot a xam nekkul koo xamante ne Michel mooy première victime am yàgg na di def lu mel noonu lu ñuy wax rek loo gis am na bés xëy na yàlla ci Michel la ko jaarale pour Lamine Ndaw feeñ waaye encore une fois ñun bokkuñu ak Lamine Ndaw dëgg la jabaram lañu bokkal te jabaram moo yar Michel macha allah Lamine Ndaw nag moom moo yàq famille bi bu ñuy wax rek moom moo nar a tas suñu famille ci loo xamante ne 5 minutes de plaisir du ko ëpp yàq famille ñuy waxati mu yàq àddinawu nit ndax xale bi macha allah yàlla def na ni génn na àddina encore une fois donc li ñuy wax dañ ko teg fu leer ci kanam dinaa leen tegal ay audio yi nga xamante ne xale bi macha allah yàlla mayoon na ko xel ba conversation yi mu daan am ak Lamine Ndaw da ko doon enregistré donc Lamine Ndaw lañuy ñaan rek yàlla jàppale ñu ak képp koo xamante ne rek gis nga ko ndax photo yi publier naa ko sama page nga jàppale ñu rek justice mën koo teg loxo ndax ku mel ni moom place am du ci biir néeg ku mel ni moom place am du ci société Lamine Ndaw ak ku mel ni moom prison rek mooy sa place ndax lii dafa metti xale boo xamante ne macha allah espoir la ndax mu ngi doon def terminal doon jàng amoon avenir mu yàq àddinaam bàyyi fi nag woy wudul fay ba faw ndax deretam mu ngi ci kër ga ndax xale bi bàyyi na fa doom bu góor donc ñun li ñuy ñaan rek mooy justice def liggéeyam Lamine Ndaw ñun ñëpp ñu teg ñu sunu bët ni yoon teg na ko loxo lu rek lañuy ñaan ndax ancien flic ak ancien marin ak ku mu mënti doon bakkan la te bakkan kenn amul fayam kenn amul luñ ko remplacer encore une fois famille bi li ñuy ñaan mooy que justice soit faite Lamine Ndaw ak ku mel ni moom place am du ci biir société bi prison mooy place am loolu rek la ñuy ñaan viol nag du jóg suñu société
tant que amuñu habitude di dénoncer violeurs yi viol du jóg suñu société viol a ngi tas ay mbokk viol a ngi yàq ay famille viol a ngi tàggali ñu nga xamante ne deret moo leen boole viol mu ngi koy yàq te tant que waxuñu du mës a defaru encore une fois viol ci biir famille dañ ko war di ko dévoiler ndax kenn ku yàq ñu dévoiler ko moo gën téeméer ñoo xamante ne ñu ngi yàq te ñu noppee leen ci biir société bi ñu ngi yàq société bi bu viol amee ci famille en général dañu naan nañ ko waxtaane viol kenn du ko waxtaane viol kenn du ko nëbb viol kenn du ut solution viol mooy porter plainte ndax ki ñu violé moom rek a xam li muy dund ki ñu violé moom rek moo xam traumatisme bi muy dundee ki ñu violé moom rek moo xam li muy yëg ci biir xolam encore une fois ñaata doomu aadama lañ fi violé ñu ngi dëkk ak seeni naqar te ñu ci gën a bari duñu jéem xam lu xew jéem leen soutenir ci moment yooyu ndax dafa di ay moment yoo xamante ne dafa metti donc encore une fois ñu ngi ñaax ñépp koo xamante ne daal viol am na sa biir famille ñu koy dévoiler di ko wax ndax loolu rek mooy tax ñu mën a defar suñu société loolu rek mooy tax suñu société mën a defaru tant que dénoncé wuñu les violeurs ils vont se multiplier te dinañuy dox di yàq ay xale dinaa leen tegal léegi nag conversation dem ci yàlla Michel yàlla na ko yàlla yërëm yàlla xare ko ci arjana firdawsi Lamine Ndao yàgg na def lu ni mel te kilifa gu mel ni moom ndax du xale bejjaaw kaw bejjaaw suuf doo xale kilifa gu mel ni moom dem violer xale yàgg koo violer ndax ku déglu conversation am Lamine Ndao yàgg na di convoquer xale bi te mu ne mu noppi Ibrahima Ndiaye ngir yàlla su fekkee da nga am looy wax nga dem waxi ko fee ci biti bu fekkee Lamine Ndao sa morom la wala sa xarit la wala su lu mënti doon nga dem waxee ko ca àll ba dégg nga merci beaucoup ñu mel ni yéen ñoo tax suñu société du defaru ndax Sénégal dëgg ci boppam lañu bañ dëgg ci boppam la sénégalais yi bañ la majeure partie nag du ñëpp dangay gis kuy wax dëgg ñu fukki nit yoo xamante ne ay fen rek lañu lal taxaw ba koo dëggal ñun nag duñu dox ci ay fen ndax yaruñu ci ay fen xamuñu fen kuy fen duñu taxaw ak yow Lamine Ndao nag tôt ou tard bu nu yàlla mayee bakkan tôt ou tard yow di nga wuy ji police bu neexee yàlla di nga wuy ji police maa ngi leen di tegal conversation bi mu am ak xale bi ndax lu ñuy wax rekk ñun bu ñuy wax dañ koy teg fu leer waxantu taxuñoo jóg lu ñuy wax dañ koy teg fu leer Allô? Allô? Oui, ça va? Ça va bien. Nice, foo nekk nii. maa ngi suñu kër. Fan bi ngeen soxla. déedéet fii Cabrousse. Fan? Cabrousse. Cabrousse. waaw. Ok, sinon tranquille. tranquille waaw. waaw lu xew nouvelle bi ngeen lan affaire bi lan fa nekk en état. waaw. depuis kañ. xaw ma de. de boobu la. xamoo mooy xamoo dara. dama bëgg rek ñépp ñoo xamante ni ñu ngi déglu live bi ngeen déglu attentivement conversation wu Lamine Ndao ak dem ci yàlla Michel
déglu leen bu baax ak xel ngeen bañ a dégloo xol di ngeen xam bu baax Lamine Ndaw li mu yàgg def lu mu. allo. allo. oui. ça va. ça va bien. naa foo nekk nii. maa ngi suñu kër. fan li ngeen soxla. déedéet fii Kabrousse. fan. Kabrousse. Kabrousse. waaw. ok sinon tranquille. tranquille waaw. waaw lu xew nouvelle bi ngeen lan affaire bi lan fa nekk en état. waaw. depuis kañ. xaw ma de. de boobu ba léegi. xamoo mois xamoo dara. de boobu ba léegi la daal. dañaa taal defaat loolu. dafa lay 2 mois wala. dafa mel ni de ëpp na. ëpp na. dafa mel ni mais xooloo sax dafa dara yow tamit. xooluma de. waaw léegi qu'est-ce qu'on fait. man xaw ma waxuma ko kenn affaire bu. yéen a ngi déglu Lamine Ndaw violé doomu jàmbur génnee fetal génnee paaka ne xale bi bu mu wax ndax ci conversation bi xale bi da ko ne yow yaa ma wax bu ma ko wax kenn wëlbateku ne xale bi lan ngay fas yéene def ndax xam na ni xale bi ëmb na ngay wax ak xale muy kilifa ngay wax ak xale boo xamante ne 22 ans la am nga naan ko lan nga fas yéene def foofu yaa ngi bëgg a indi tentative yàq ëmb violé doomu jàmbur yàq àddinaam ñuy wax nga menacé ko ba xale bi ëmbee ngay wëtaat pour nag lan la war a def ëmb bi ba pare ñu bëgg ñoo ne Lamine Ndaw deful dara ñi koy défendre ñoo Lamine Ndaw a yem maa ngi leen di tegalaat beneen audio ngeen déglu ko ci Lamine Ndaw rekk. ça va bien. bon bi première bi la. déglu leen bu baax nag. allo. allo. oui. ça va. ça va bien. naa foo nekk nii. maa ngi suñu kër. fan li ngeen soxla. déedéet fii Kabrousse. fan. Kabrousse. Kabrousse. waaw. ok sinon tranquille. tranquille waaw. waaw lu xew nouvelle bi ngeen lan affaire bi lan. fa nekk en état. sama ordinateur bi mu ngi may lâché ma may leen rek deuxième bi parce que première bi mooy jàll nii donc deuxième audio bi. deuxième audio bi mu ngi nii may leen ma tuuti rek ma tegal leen ko ndax lii du lu ñuy nëbb du lu ñuy donc képp koo xamante ne déglu nga audio bi rek xam nga ni Lamine Ndaw jublu woon ci lu baax ci doomu jàmbur bi. ça va bien. te jabaram moo yar xale bi. daanaka Lamine Ndaw moom moo yar xale bi yow nga yar xale boo xamante ni 22 ans la am yàgg sëgg ci xale bi ñuy wax nga menacé ko ne ko bu mu wax. allo. allo. ñu teg ci leneen nga ne xale bi lan la fas yéene def ci ëmb bi ci kilifa. ci kilifa bu dëgg taxee jóg nit ñi rek nañu waxante dëgg bu dëgg rek taxee jóg nañuy waxante dëgg sunu société bu nu bëggee mu defaru nañuy waxante dëgg sunu société bu ñu bëggee société sénégalaise mën a defaru nañuy waxante dëgg ndax dëgg rek la yàlla bëgg dëgg rek la yàlla bëgg
dëgg moom la yàlla bëgg te dëgg rek muy mucc. képp ku nu violé sa doom amal courage dem ba jeex ndax yàlla rek moo lay fay keneen du la fay. yàlla moo lay dooleel keneen du la dooleel parce que du suñu société ñoo ñeme bu viol amee ñu andi liens familiaux viol lien amu fa. viol lien amu fa. bu nu waxantee dëgg rek viol lien amu fa. donc képp koo xamante ne dangay défendre un violeur yaag moom a yem. viol du famille. donc bu viol amee ci biir famille bi danoo war waxtaan joxante loxo yóbbu yëf yi fa mbaxana doonee benn. képp koo xamante ne nag viol am na sa biir famille ñuy woote naan waaw nanu suturaal Lamine Ndao ñépp ñu ma woo ne nanu suturaal Lamine Ndao ay naafeq ngeen. Lamine Ndao kenn waru koo suturaal ndax mérité wul luñ koy suturaalee. kilifa day def yëfu kilifa mag day def yëfu mag. kilifa day def yëfu kilifa mag day def yëfu mag. am jabar yu ne lëng ñépp ñoo xamante ne xam nañu Lamine Ndao HLM Grand Yoff Patte d'Oie du moins Patte d'Oie la dëkk ñépp ñu ko fa xam ngeen li may wax. Lamine Ndao Michel nekkul première victime Lamine Ndao. HLM Grand Yoff Lamine Ndao bay na fa tur wu dul fay. yàq taxu ñoo jóg parce que ñun du ñu yàq mais ku bëgg a yàq sunu famille ñu yàq la. ku dem HLM Grand Yoff Patte d'Oie laajte famille Lamine Ndao dinañ la wax kan mooy Lamine Ndao. ñun bëggunoo yàq ndax xamuñu nu li yàq mais ku yàq sunu famille wallaay lazim doo baax. Sénégal nag tant que bayuñu di doxee naafeq dara du baax du fi am. bu weexee ñépp nar a taxaw ne weex na. Lamine Ndao sa place c'est en prison pas dans la société. place u Lamine Ndao prison la. xale bu ndaw de 22 ans la xale bi am doon def terminal. kan mooy jox sa doom ba mu yegg terminal nga koy yéene leneen nit du ko def. nit njaay du ko def. Lamine Ndao nag du nit. Sénégal pays de droit la pays de justice la dénk nañu lépp justice nag. bu dee justice rek am na wóolu nañ suñu justice ñu dénk leen lépp nag. mais encore une fois nit du def njaaxum violer doomu jàmbur ba mu dee ñu ne kooku nan ko suturaal gisuma kun fii suturaal nañuy waxante dëgg. nanuy waxante dëgg ndax dëgg la yàlla bëgg. Michel ba mu gaañoo journaux yi yépp ko publier kon moom photom amul njëriñ. c'est normal ñu publier photom. Lamine Ndao mi violé rey doomu jàmbur ñu publier photom ñu ne buñ ko publier pour lan. man maa ko publier avec mes entières responsabilités. kenn publier ko nag man maa ko publier. ku am looy wax nag ma woo. nanu waxante dëgg. def lu muy def ba pare daw kenn xamul fu mu ne ñu ngi koy wër bu nu amul photom fan lañ koy gisee ñu bëgg ñu nëbb photom yi pour lan bu fi defoon ñu baax lu baax ñu nëbb ay photom
ñin ñaa ngi fiy def lu baax di filmer loolu di ko dugal ci internet bi kon ñooñu waruñoo feeñal seen bopp ku fi def lu bon ñu ne fang sa photo ci internet bi ñu ne nañ ko nëbb pour lan Lamine Ndao kenn du nëbb photom dañ koy ne fang ci internet bi pour nit ñi mën koo gis xam fu mu nekk bu fekkente ne deful lu muy daw bu dee defoo looy daw bu dee dëgg rek la ñuy wax nanu waxante dëgg ku tooñul du daw un ancien marin yàgg servir état ba ñu radier la état du armée du radier koo xamante ne deful dara qu'on se dise la vérité kun fi radier rek bu ñu xoolee ba ci biir am na lu taq donc encore une fois nanu bàyyi laamiso bi nanu bàyyi bu dara amee ñuy ut naan waaw lien familiaux ku bëgg a doxal lien familiaux da ngay wax dëgg ku bëgg a doxal lien doo yàq doomu jàmbur encore une fois na parents yi nga xamante ne dañuy dund viol seen kër nanu jël seeni responsabilité yëf yi ñu topp ko ba mu jeex lu leen yàlla jox ñu xam ne loolu la leen yàlla jox mais yàq doomu jàmbur détruire sa vie anéantir ko xale ba ñu denc ko sa deret parce que xale bi daf fi bàyyi doomu Lamine Ndao la tegu fa tànkam jéemul lijjanti sax xale bi ba xam ndax dund na wala dundul ngeen bëgg duñu wax ci moom dañuy wax ci moom ba mu neex Lamine Ndao ne mérite pas de se pavaner dans la nature sa place est en prison photo mi na ko ñépp partagé képp ku ko gis kanamam googu nëbbul neex naa gis ku ko gis daal woowal police ku gis Lamine Ndao ak foo ko mënta gisee lillaahi war a suli nga woo police turam actuellement ñépp ko war a xam loolu la ñuy ñaan ku gis Lamine Ndao ak foo ko mënta gis nga woote police loolu rek lañ leen ñaan pour la mémoire de Michel. Ce viol ne doit pas être impuni. Ce viol doit être puni. Parce que Lamine Ndao li mu def dafa yàq société. Un ancien marin. yow sa rôle du sax laal ay xale waxuma la ak di leen violer témoignage yi ñu jot nag par respect pour ces personnes moo tax duñ ko publier mais li ñu jot bu fekkonte ne yàq rek ñu taxoon a jóg buñ ko publier ngeen xam ne lépp dëgg la ay élèves yu université Assane Seck de Ziguinchor yàgg na leen a menacé ci ñi mu menacé am na koo xamante ne mu ngi may seetaan ci bokk na ci victime Lamine Ndao yi yàgg na menacé ay doomu jàmbur ngeen bëgg kenn du wax lu tax du nu wax ngeen bëgg kenn du publier photom dañ koy publier képp kuy défendre Lamine Ndao nag yaa ngi mooma yéen képp koo xamante ne yaa ngi woote ci suuf naan ay photom nan ko suturaal bu ma kenn owati nag parce que bu yar des bu loo xamante ne lu ëpp tuuru man kenn bu ma owati ne ma na nga supprimer ay photom bu fekkente ne am nga lu ngeen wax na ngeen ko dem wax Lamine Ndao mu bàyyi xale yi muy sàkku loolu mooy wax ji képp ku ma woo naan ma supprimer photom naa fekk nga
ku mu mënti doon nag parce que ñi ma woo xam nañ leen xam nañ seen bopp. maa ngi jéggalu bu fekkente ne da ngeen bëgg rek kenn du wax man damay wax ba mu neex bu dee wax rek man maay wax ba mu neex. Allô? Allô? Oui, ça va? Ça va bien. Nice, foo nekk nii? maa ngi suñu kër. deuxième audio bi moom lay teg nii sama ordinateur bi dafa bañ xaw ma lu xew bu ngeen bëggee ngeen sànni lu leen neex sama yoon new ci dañuy wax ba mu neex may leen ma tuuti rek ma génnee deuxième audio bi. Allô? Allô? Oui, ça va? Ça va bien. Nice, foo nekk nii? maa ngi. baal leen ma deuxième audio bi mooy bañ bàyyi audio bi mi ngi nii moom laa doon lijjanti xaw ma dan may sànni seeni mbir xaw ma waaye di fii lépp fi leer Allô? Allô? Oui, ça va? Ça va bien. léppay leer bu neexee yàlla. Ça va bien. yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm ba. dem ko aussi ba ñëw. déglu leen deuxième audio bi fi nga xamante ne Lamine Ndao da doon dissuader xale bi pour mu retirer plainte bi parce que waxtaan nañu soi-disant waxtaan nañu ba trouver solution déglu leen bu baax. ñëwaguma de. waaw d'accord léegi dama bëggoon expliquer benn affaire quoi comme démb waxtaan nañ man yow yaa ma j'ai accepté et tout donc je pense que bon pour mérite ñun ñëpp daal est-ce que doo retirer plainte bi ñu jeex benn yoon wala. déggu. affaire plainte bi la doon wax xale bi pour xale bi retirer plainte bi loolu la doon wax noonu xale bi. man est-ce que plainte bi doo ko retirer benn yoon wala. déedéet. waaw dafa ne la bu ko retiré. sama papa moo ne moo ko retiré sama yaay nee na ma retiré ko sama papa nee na déedéet. non mais parce que tamit comme accepté nañ moi je pense que war nga ci mun def yëpp. wax ji lépp a ngi nii nee na comme accepté nañu na xale bi retiré plainte bi ci kilifa ñuy wax nag mu daw ba pare ngeen bëgg nag nit ñi noppi. yow ma ne xaw ma daal. sa papa la loolu sa papa moo bañ quoi. waaw sama papa nee na déedéet. daf la woo tey. daf ma oo waaw nee na ku bëgg wax ak kii ku bëgg a retiré plainte bi na ko oo. na ko woo moom. waaw. ok moom la mooy numéro. Taayaama yor na ko. d'accord ok merci ok. avec tout ce qu'il a fait ak lépp loo xamante ne Lamine Ndao def na ko violé doomu jàmbur menacé ko ne bu mu wax parce que ci premier audio bi dégg ngeen xale bi nee na ko yow yaa ma ne bu ma wax menacé ko ne xale bi bu mu wax xale bi jëlee ci ëmb xale bi mu woo xale bi ne ko li may dégg lan la xale bi ne ko damaa ëmb mu naan ko qu'est-ce que tu comptes faire kon foofu bu fa famille bi nooyoon tuuti mu naan leen nañu yàq ëmb bi mais dans quel monde nous vivons ñuy waxati mu ne nañu retirer plainte bi soi-disant que ni ñoom daje nañu daal ba waxtaan mais da ngeen jàppee nit ñi ay dof quoi da ngeen foog nit ñi dañuy yeewu ni di sëlmu ni di dox di dem. mais day yomb torop nag ñu bàyyi Lamine Ndao muy taxawal ci nature bi day yomb audio yi du fi xaaj bay jeex ci li Lamine Ndao wax ak xale bi
bu fekkente ne ay preuve rek ñun am nañ ko Lamine Ndao rek la ñuy ñaan képp ku ko gis nga woo police parce que du def li muy def avoué ba pare di daw ba pare ñu naan ñu naan daw ñu naan waaw xawma lan képp kuy défendre Lamine Ndao yaag Lamine Ndao ay violeur ngeen parce que violeur mooy xam moromam Sénégal nag tant que jëluñu sunuy responsabilité képp ku fu ñu violé ñu ne ko ràpp ci kaso bi wallaay lazim viol du fi jóge il est temps nag ñuy waxante dëgg su lien familiaux jotee dañuy dox ci famille bu defar famille jotee dañuy dox ci luy defar famille mais bu yàq jotee lien amatu fa Lamine Ndao bokkuñu ak yow dara man de bokkuma ak yow ndax man ku takk ci man du violer doomu jàmbur képp ku takk ci man boo violer doomu jàmbur man maa lay yoole ndax droit la ka nga violer dafa am bakkan di dund comme yow di yëg neex di yëg naqar comme yow donc képp ku fi violer dañ ko war a dénoncer te ñu bàyyi nëppal bi ku fi violer ñuy ut solution ban solution la ñuy ut laa xamul dénonciation rek mooy solution ku violer nañ ko yoole police jàpp ko ñu tëj ko ci kaso bi parce que ki mi violer traumatisme la fi bàyyi ay téeméeri Michel ñoo nekk Sénégal di dund dëgg la macha allah Michel yàlla def na li gën gaañu na ñu ngi koy ñaanal yàlla xare ko ci arjana yu gën a kawe waaye problème mu Michel ça ne va pas rester comme ça violu Michel du neenee noonu dañ koy wër ba jàpp ko encore une fois man maa publier ay photo Lamine Ndao kenn publier ko samay entière responsabilité laa jël nag ndax duma étrangère ci mbir yi Michel sama rakk la yaayam ak sama yaay ñoo bokk benn baay su ma bokkul ci ñu koy défendre ma nekk naafiq su ma bokkul ci ñuy défendre Michel ma nekk naafiq dégluwaat leen bu baax a baax audio conversation Michel ak doomu xaram Lamine Ndao mi ça va ji. yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm ba. dem nga aussi ba ñëw. ñëwaguma de. waaw d' accord léegi dama bëggoon si benn affaire quoi comme démb waxtaan nañ man yow yaa ma j'ai accepté tout donc je pense que bon pour mérite ñun ñëpp daal est ce que doo retiré plainte bi ñu jeex benn yoon wala. dégguma. man est ce que plainte bi doo ko retiré benn yoon wala. déedéet. waaw dafa ne la bu ko retiré. sama papa moo ne ma ko retiré sama yaay nee na ma retiré ko sama papa nee na déedéet. non mais parce que tamit comme accepté nañ moi je pense que war nga ci mun def si biir mu ne xaw ma daal. fekk sa papa la loolu sa papa moo bañ quoi. def yërmande noq violé doomu jàmbur ba xale bi dee mu naan ñu def yërmande yow doo nit sax yow. déedéet. ah daf la woo tey. daf ma oo waaw nee na ku bëgg wax ak kii ku bëgg a retiré peine bi na ko oo. ah na ko woo moom. waaw. ok moom la mooy numéro. saa yaa ma yor na ko. d' accord ok merci ah. ok. day yomb trop yëf yi moom day yomb trop lii day yomb buñ ko bàyyee nii wóor na yàlla Sénégal ci yàqu rek lay jëg lay nekk. allo. oui ça va. ça va bien. naa foo nekk nii. naa ngi suñu kër. fan bi ngeen soog. déedéet fii Cabrousse. fan. Cabrousse. Cabrousse. waaw. ok sinon tranquille. tranquille waaw. waaw lu xew nouvelle bi ngeen lan affaire bi lan fa nekk en état. waaw. depuis kañ. xaw ma de. de boobale. xamoo mois yi xamoo dara.
de boobu ba léegi la daal. ñaata temps defaat loolu. dafa lay 2 mois wala. dafa mel ni de ëpp na. ëpp na. dafa mel ni mais xooloo sax dafa dara yow tamit. xooluma de. waa léegi qu'est-ce qu'on fait. man xawma waxuma ko kenn affaire bu. woo kenn. waaw Adama bu coupé parce que dama ma ne woon du ma ko wax. waaw ça va Adama ñu ngi lay déglu da nga bëgg a wax ci mbir mi waaw mu ñëpp seen xol yi tooy na moom bilaay képp kuy yaay wala képp kuy parent rek nga déglu audio bi rek sa xol day gën a métti bilaay man moom nee naa képp kuy défendre Lamine Ndao dafa fekk defu ko sa doom wala defu ko sa sœur wala jigéen bu sëf si yow moo tax nga koy défendre moom bi mu dawee yow xam nañ ne moo ko def audio yi ku ko déglu xam ne moom moo ko def ba pare toroxal nga doomi jaam ba pare daw ba pare benn côté tamit famille bi lu tax ñuy indi ay 5000 di leen joxal yooyu ñu koy jël du ma ko laal doy na waar waruñ koy jël te entre li ñuy mes mesal ci biir famille lañu war a bàyyi ah wax ji daal loolu violé na dénoncé ko muy sa mbokk sa rakk ak ku mënti doon ndax li mu def baaxul yàq na àdduna doomu jàmbur mais nit ki def lu bon ba pare nga koy mes mesal di ko suturaal loolu mooy indi lépp li am tey doy na waar allo waaw waaw nañuy dénoncer daal famille daal nañuy dénoncer ak ku mu mënti doon ku nu violé sa doom wala ci biir kër gi mu am fa viol nañu dénoncer photoom yëpp ñu gis ko loolu la ndax viol kese rek dafa métti waxuma la teg si dee am na bakkan wadd na ci bilaay da ngay xool sa bopp bu doon sa doom la wala sa rakk wala sa tante wala dara du la neex bilaay ñooñu may gis ñu commenté di ko défendre ñoom ci seen bopp fu mu ci doonoon ci ñoom yaa koy jëkk a dénoncé bu dee nit nga doy na ba waar pare yow ñu ngi def yaa ngi def li ngay def daw ñuy wax plainte nga naan retiré plainte wala dara ba pare dafa jël fitu xale bi lii nga xale bi ni muy waxee ak moom da ko yàgg menacé daf ko yàgg menacé da koo menacé boo dégloo ni muy wax ak moom ndeysaan sa xol sax day tooy da nga xam ne kii amul fit sax wax ak moom pour lan tam yaayam naan doom bi na retiré plainte bi papaam moo yeey du retiré bu mu retiré benn plainte plainte bi kat kenn du ko fi retiré def nga li plainte bi moom dañuy dem ba jeex kenn du ko fi retiré jàmburoo keneen ak keneen ku ci nekk na xool ci sa bopp nii noonu beneen bi man su ma sañoon doomu jigéen kenn dootu ko joxe bu fi joxe seen doomu jigéen yëpp regret lañ ci am ak sonn boo mënti nekk téyel sa njaboot ndax doom yaay doom moo ko mën a surveiller du keneen ku ci nekk li nga am na ñoo xamante ni ñu mën a surveiller seen doom li ñu ko def doomu jàmm yóbboo ñu yar la à l'âge d'1 an nañu téye xale yi xool leen man muy sama rakk ak sama lee doom bu jigéen du ma ko bàyyi mu uuf ci góor du ma ko bàyyi mu loolu am na yu bëri ñuy bàyyi ci biir kër yi mooy indi lii rek wóorul daal wóorut ñu bàyyi nëbb yéeg mës na sal yi fi ne mi ngi ni dèjà kan mooy perte yaayam ak papaam Lamine Ndao buñ ko fi tëjee tamit bàyyi ko mu vivre mu continuer tey jii xale boobu su màggee lan lañ koy wax lan moo rey sa yaay lan lañu nettali doom bi problème bi jeexagul ndax day continuer seen biir famille xale bi benn souffrir na ba dee Lamine Ndao ci boppam moom bu doon keneen moom mooy génn am nga tëni la woon mais génn dem police jaru muy daw di nëbbatu loolu la wax ji de loolu tamit man su ma doon jabaram duma ko suturaal benn yoon xam nga ne suturaal foo nekk sama maa lay njëkk a dénoncé doy na waar Adama doy na waar man daal sama xol bi dafa naqari torop Michel xaw ma ko de mais mi ngi mel ni dama kaa jur wóor na yàlla bilaay ndeysaan yal na ko yàlla feeñal ci amiin waay amiin merci Adama merci mi ngi noonu en tout cas daal ñi dugg sama page daal di défendre dem leen défendre Lamine Ndao fële ca xaj violeur kenn du ko défendre violeur ku ko défendre violeur nga képp ku jóg naan def di défendre ñi nga xamante ne dañuy yàq suñu société di def seeni toj-toj nit ñi di leen défendre pour lan def seeni toj-toj ba pare ñu bëgg ku leen défendre pour lan nanu bàyyi loolu te di wax dëgg nit day wax dëgg ak lu mu mënti am nag yàlla dëgg rek la bëgg yàlla dëgg rek la bëgg nanuy wax dëgg allo nanuy wax dëgg
waaye gis dëgg ba pare di bëgg nit ñi naan waaw suturaal leen ko kan leen fi suturaal xale bi dee kon kenn waru koo suturaal allo allo waaw Ulay maa ngi lay déglu waaw déglu naa kii bi direct bi depuis semaine bële waaw cas de viol vraiment dafa commencé jéggi dayoo man dama seetaan vidéo bi ci YouTube ñu koy interview vraiment après mu woon eggale sax billaay tellement que j'avais le cœur meurtri doomu aadama nañu bàyyi di yow joxe seen doom yi yow même boo amul war naan du ma tax a naan petit jarul ngay jël sa doom di ko dénkaane parce que dénkaane yooyu moo indi musiba yi ba pare famille yi di ko nëppal doy na waar de du moom Michel bii tey gaañu nii dem na yàlla na ko yàlla yërëm amiin yaa rabbi amiin yàlla ñu jéem a fexe aussi xale bi nga xam ne moom la fi bàyyi ñu jéem ko entretenir incha allah parce que xale bi tamit su màgg ci société bi dañ koy traumatiser ba xale boobu tamit du benn éducation doy na waar waaw lu jar a sóoraal la aussi bilaay mi ndaw dans les normes mënul réer foofu ci Sénégal buñ ko bëggee gisaat police scientifique ngeen di dem dinañ ko taxe ba localiser ko génnee ko fu mu nekk parce que buñ ko sàgganee bay génn dëkk bi voilà même bu génnee dëkk bi dañuy def xool ko ci yeneen dëkk yi fii léegi mënatoo fee rëcc frontière yi foo leen dem yóbbu photom ngeen partage photo bi lu tax ba duñ ko publier moo ma jaaxal nit def musibaam même boo bokkul ak moom dara ummi t'as le plein droit de le défendre parce que homme public nga femme publique nga da ngay def ay say comédienne nga t'as le plein droit même bu doon bokku leen dara sax nga gis injustice bu képp ku koy nëpp di ko nëppale xamal ne yow ci violeur yi nga bokk viol cas de viol yi dafa bëri trop sax trop viol yi dafa commencé jéggi dayoo fii France boo violé xale ba laax dootoo ko doon dañ ko sañ fii jëkkër day violé sax doom sax ci jabar ji ci boppam mooy woo police waxuma la ak dëkkandoor yi bien sûr jabar ji mooy dem signalé la Sénégal nag moom nëbbal bee la ñu bëgg di jaay ay famille xaw ma ban famille lañ fay jaay man de dinaa partage vidéo yi partage photo tout ku ma ci woo di ma ci maltraité wala di ma ci wax leen ma delloo la ko photo yi daal naka ñëpp partagé Lamine Daw daal bu mu rëcc partagé leen photoom daa mën a rëcc Sénégal dagam ki gën a def cas ñi gën a garaaw dañ leen gisaat askanat moom mi ngi noonu moom fu mu munti nekk war nañ ko mën a indi teg ko ci loi bi justice de fait sa loi parce que kii kenn du ko bàyyi muy traîner ci société kii da koo yàgg a def xam nga def ko benn yoon def ko ñaari yoon daf koo def muy neex muy dem peut-être cas bi dafa jéggi dayoo parce que daf ko ëmbal xam nga ba pare muy jéem a fexe pour yàq bi ëmb bi mi ngi noonu xale bi daf koo traumatiser ba xale bi ñemeetul ngaan daf koo maltraité ba pare di ko menacer xam nga menace rek loolu benn menace rek loolu de prison à vie la boole ko ngay jàpp violé ko ñaar ñetteel bi nga ëmbal ko ñetti problème la boole moom Lamine Ndaw amul ne viol c'est tellement délicat dafa metti ci xol boo juree doom nga dundee yaakaar mu waroon def examen deful examen waroon def bagam à son âge nga yàqal ko addunaam yow nga nekk société bi di dund sunu Sénégal bi dañoo war a xoolaat li ñuy def te ñu fexe ñun képp ku ñuy violé ñu signalé la muy famille muy mbedd meeg muy fu mu nekk mais ñun famille bi mooy ñooy nekk naan nañ ko maslaal nañ ko dimbali nañ ko suturaal xanaa moom ki dee kii la mala la doy na waat ki dee mala la yàlla moo ko bind képp kuy def lu bon ñaawteef dañ la war a fësal ñu condamné la maltraité la ba nga xam ne ëllëg doo ko sañ a defaat benn doo mbindeef mais ñun Sénégal nit day def lu bon ba pare soo fayoo sax ñu commencé yow mi fay ñu commencé di la dénigrer yow la ñuy sikkal waaw yow la ñuy sikkal ñu commencé di la dénigrer pourquoi Sénégal rek la am parce que on est fatigué tout le temps viol te ñi koy def ñëpp ay doomu jible lañ leen koy defal léeg-léeg doomu jible yi da ngay ñëw am jëkkër sax doo sawar am jëkkër tellement que yaa ngi tiit ki ngay sëyal xamoo fu muy soqeekoo ngay jékki-jékki mu ëmbal mu violé sa doom le moment bi ngay dem même 10 francs le moment bi ngay dem liggéeyi bàyyi sa doom xale bi nekk koo xam ne du
bilaay ñi ci bëri dañoo nekk fii amuñu choix ñu si bëri moo tax gisoo tubaab yi ñu si bëri sëyuñu femme seule la ñuy dund ba keroog la ñuy dee parce que ñu ngi bañ seen doom yi ñu violer leen à leur insu parce que bu viol dafa metti viol da lay topp jusqu'à la mort bilaay viol da lay topp jusqu'à say sëtaati sët munoo koo garder bilaay da lay blessé blessure la boo xam ne baaxul chagrin bi lay topp à vie traumatisme da lay traumatiser déjà da lay topp de à vie moo tax xale boobu mënul dund tellement que psychologiquement amul psychologue sax du koy suivre viol loolu boo amee cas de viol dañ la war a suivre bilaay xam nga di la waxtaaneel di la dëfal di la toppatoo pour nga mën a génn ci problème yooyu mais moom yàlla def na amul ku ko suivre ba pare ñu koy maltraité di ko menacer ah mu ngi nii léegi ñàkk bakkanam dem na ah papa ji dafa am choc papa ji sax naa xamoo ne yàlla na ma yàlla baal papa ji gën a am choc bilaay lii mun na rey nit mun na rey toute une famille non lii kat baaxul lii moom baaxul maay ça ne fait pas ba pare ngeen naan bu leen publier photo man de dinaa publier photo bi moom kat na ko ñëpp partagé nañ ñëpp partagé ay photom ñu xam fu mu ne ku ko gis daal nañ leen ñu ngi leen di ñaan ku ko gis daal nga woo police jabar ji complice la jabar ji lan moo ndey di bàyyam ngay bàyyi ko jëkkër di def violer sa kii ba pare nangoo ci sa jël sa benn responsabilité joxuñu la mala dañ la jox xale pour nga yar ko ah nga gis dégâts yi cholestérol yi sa jëkkër def nga ne nëppal ne pattiral ba pare nangoo ci jël benn responsabilité ba mu décédé ngay dem di yóbbu ay 5000 yow 5000 lu muy njaay 5000 daa mën a dundalaat xale doy na waar j'ai mal wallahi j'ai mal merci waay merci Ouleye merci beaucoup merci beaucoup merci inchallah duñu bàyyi bu neexee yàlla nañ dem ba mu jeex bu neexee yàlla suñ borom merci waay Ouleye merci beaucoup ok inchallah merci beaucoup amul benn problème merci beaucoup merci mi ngi noonu yëfi metti na ba fu metti yem kuy wax dëgg rek te yàlla rek tax metti na ñu violé sa doom mu jëlee ci ëmb xale ba dee ñuy wax waaja daw ñu ne bu kenn wax Sénégal rek la am Sénégal moom loolu rek Sénégal la am waaye kaayaru Lamine Ndaw de ñun de duñu daw saa yi ñu amee preuve dinañ leen ko won ne Lamine Ndaw moom moo fi def bu defoon lu baax li ñu def nii dañ koy def waaye deful lu baax moo tax ñuy def lii ti nañ def lu raw loolu ku fi violé nañ fi taxaw wax ko ku bañ ñu publier say photo en tant que violeur doo violé doomu jàmbur nanu waxante dëgg xale bi dee na journaux yi yépp a ko publier moom amul problème quoi on a le droit de publier sa photo elle qui est morte mais le gars qui a violé non personne n'a le droit de publier sa photo pourquoi mais dans quel monde nous vivons? Le Sénégal est rempli d'hypocrites, des gens hypocrites qui n'aiment même pas la vérité. C'est ça la réalité. Un gars qui viole, il avoue qu'il a violé, il prend la fuite et vous dites qu'on ne doit pas publier sa photo. Pourquoi? Et il y a des gens qui se permettent de défendre cet énergumène. Li ya tax suñu société du defaru parce que dëgg ci boppam la nit ñi bañ man nag fu ma gis dëgg fa lay taxaw ay fen doxuma ci kuy dox ci fen nga dem doxi fee allô Allô? Oui, ça va? Ça va bien. Nice, foo nekk nii. Maa ngi suñu kër. Fan li ngeen soog. Déedéet fii Cabrousse. Fan. Cabrousse. Cabrousse. waaw. ok sinon tranquille. Tranquille waaw. waaw lu xew nouvelle bi ngeen lan affaire bi lan fa nekk en état. waaw. depuis kañ. xaw ma de. de boobu ba léegi. xamoo mois yi xamoo dara. de boobu ba léegi la daal.
ñaata temps jaxaat loolu. dafa lay 2 mois wala. dafa mel ni de ëpp na. ëpp na. dafa mel ni mais xooloo sax dafa dara yow. Allô Soli? xooluma de. Oui, tu veux participer? waa léegi. Waaw, tu veux participer? man xawma waxuma ko kenn affaire bu. woo kenn. Allô? waxaguma ko kenn. parce que dafa Waaw, newoon Soli, duma tu ko veux wax, moo tax participer? waxuma ko J'ai kenn. pas encore fini le direct. Ok, attends. waaw léegi yow lan nga préféré garder ko wala. Quitte pas. voilà. Waaw, Soli ñu ngi lay déglu. Allô? Allô, oui. Waaw, ñu ngi lay déglu waaw. Voilà, et Oumi, ça va bien? Ça va, alhamdulillah. Voilà, c'est juste pour dire que pour dama dégg li nga wax mu laal ma trop ci sama xol. Voilà, man dama def ni Sénégal bon Sénégal am li amatul quoi, c'est ce que je pensais. Parce que je ne peux pas comprendre ci jël doomi aadama yàq ko yàqet. ba pare ñu am ñu lay woo di naan la baal ka mais je crois que c'est pas Oumi Thiaré moo war a baalu du yow parce que ki war a baalu kooku dingatul comprendre nga les 2 personnes d'entre vous ce n'est pas une famille ou bien sa femme ou bien membre sa maman qui peut prendre sa décision aujourd'hui la personne qui n'est pas vivante mineur qui est décédé dans des conditions difficiles et puis mu bàyyi doomam ci ginnaaw est-ce que xale bi aujourd'hui loolu du joué ci boo ci xelam ba pare yéen mi ngeen di dajaloo ni par famille di waxtaan loolu leen di waxtaanee amul waxtaan loolu amul famille waxtaanu famille amu ci amu fa place parce que ki war a baalu kooku dundatul elle n'est plus vivante comprendre nga donc kooku ñàkk na bakkanam ba pare donc moom mi ngi fii et l'avenir de sa vie même est en danger sa vie même de l'enfant est en danger donc je crois que li fa war mooy la justice bu justice de pare ci moom ba pare ñu jéem a xam lan la xale bi di war a dund c'est ça aussi la vérité c'est loolu mooy wax ji mais pas ñu koy dimbali wala ñu koy tolérer man tolérance moom kii affaire waa ji sax man du ma ko pour man justice moo war a wax loolu kooku il doit être dans la main de la justice li ñuy wax loolu am na et puis parce que jusqu'à présent jusqu'à la preuve du contraire si on dit que la femme la petite est décédée et il a laissé un enfant donc quelqu'un qui est décédé kan moo mën a jël place am di baalu est-ce que il devait après quelqu'un qui doit baalu à sa place quelqu'un qui est décédé xabaar bi muy dem loolu la mu ne la bu ngeen baal ko loolu la leen wax waxul kenn loolu de dëgg yàlla waaw voilà alors léegi je crois qu'il y a personne qui doit donner accord à ses parents donc c'est pas possible donc loolu liggéey justice la dañ ko war a def ñun loolu waruñ ko yegg sax xam nga li ñu war a yegg waa ji tëj nañ ko ay at waaye comme ñaata at lañ ko tëjee loolu mooy wax ji léegi li ñu war a wax mooy di lan qu'est-ce qu'on va faire pour sauver la vie de cet enfant même si ses parents ont des milliards li ñu war a def ak nan la ko war a préparer pour mu bañ a jouer psychologiquement dans sa tête qui a été engrossi par ta femme par une violation après ta maman est décédée xam nga yow yaa ngi fi sa papa ki ko def il l'a pas reconnu nee na du moom xam nga wax ci bëri non mais loolu nit ki dem jamono on est à 21e siècle nga wax ko xale bi nan lay dundee ci ak loolu pendant toute sa vie tout à fait non loolu yërëm leen xale bi waxuma leen ci dem kooku dem na nañ ko fa fekk mais yërëm leen xale bi ngeen ba bañ négociation dans la famille c'est pas bien on est plus des Africains en 1900 en 1840 on est en 2021 on est en 2021 donc am na loo xamante ne dafa war a jeex Sénégal dafa war a jeex Afrique dafa war a jeex Casamance on est plus des Casamançais parce que nous considérons que parce que nga xamuñu dara lépp lu fay dañ koy régler en famille non loolu amatul du mel nii man je ne suis pas d'accord bi nga waxee non j'ai pris la peine ma teg sama bi di déglu ak xel ba pare dama génne dem ci bés bi di jooy parce que dama jël benn exemple boo xamante ne non loolu duma ko fi mun a nettali non Oumi il faut que la justice soit faite merci et ngeen teg ko ci yoon inchallah et ñu xool xale
xale bi nan la ñuy def pour son avenir après ngeen ci benn débat ñu wax ci loolu mais le gars ce n'est pas nous à le dire c'est la justice nañ ko dégager sa place c'est pas la maison non ñun sax dañu tudd pour wax loolu ce n'est pas la justice non man xaw ma fan lañ koy yóbbu sax dañ tëj ko foofu waaw merci beaucoup merci Soli merci kontaan naa bu baax a baax vraiment képp daal ku jël défendre Lamine Ndao xaw ma nit nga xaw ma loo doon waaye yaag Lamine Ndao yeneen parce que duñu gis lu bon ñu koy soutenir duñu gis lu bon ñu koy may doole lu bon kenn du ko may doole lu baax la ñuy may doole xool nu muy fluctuer mais pas lu bon Sénégal nag ay naafeq ñoo fi bari mais ñun duñu dellu ginnaaw la plainte est déjà plainte maa ngi brigade duñ ko génnee tey duñ ko génne suba Lamine Ndao daal place am la ñuy xaar police ne ko rap ñëpp daal ñu mën partager sa photo partout ku ko gis nga woo police loolu rek la ñuy ñaan nit ñi ku ko gis nga woo police parce que du yàq doomu aadama doomu jàmbur ba pare yàq avenir xale bi détruire sa vie anéantir ko xale bee ngi nee ñu suul ko yal na ko yàlla yërëm mu bàyyi fi deretam di daw bu fekkente ne ku deful du daw de defuma lu may daw ku deful dara du daw qu'on se dise la vérité armée du ñu radier quelqu'un pour rien buñ la radier rek y a quelque chose radier nañ ko mi ngi noonu di taxawaale ci mbedd bi di def lu raw loolu li mu doon def armée parce que kenn xamul lu mu def armée continuer di yàq doomu jàmbur yi di menacer xale yi université Assane Seck de Ziguinchor di menacer ay xale yu jigéen di leen menacer parce que ay jot nañu témoignage yi yépp nag xale yi mu doon menacer bu la woowee pour nga ñëw këram EATA la doon joxe rendez-vous parce que fa la nekkoon xale yi duñu fen luñ fi wax moo fi am Lamine Ndao n'est pas à sa première tentative yàgg na ko def Padois ba mu dëkk bàyyi na fa jëw bu dul wéy wu dul fay ba mukk ñuy wax loolu mu ñëw Casamance nag def fa lu ne tege si Michel nag lay mujjee bu neexee yàlla suñu borom si Michel lay mujjee danga laal nag laalaake duñ la bàyyi mu sedd duñ la baal duñ la yërëm fii lañ la naan dëj di wax ci yow tant que feeñoo duñu bàyyi wax ji baal leen ko suturaal leen ko dindi leen photo yi ba kenn woowati ma wax ma dindil photo yi maa ngi xaar ba kenn owat ma rek ne ma dindil ay photo Lamine Ndao bi nga def ci internet bi comme ay naafik ngeen ñemewu leen dëgg maa ngi xaar ba kenn woowati ma Sénégal nag tant que jëlu suñuy responsabilité viol fii la naan gañ ñuy violer xale yi di yàq doomu jàmbur yi ñuy ut solution solution au viol prison la kun fi violer sa doom demal porter plainte ay menaces ak ay intimidation ak mënuñu la ñett dërëm dara lañ la mënalul sa doom moo dundee naqar am na ñoo xamante ne dëgg la seen doom yi gaañuñu parce que yàlla dogalagul ñu gaañu mais ñooñu traumatisme lañuy dundee ba keroog ñu leen di denc xam ngeen li ci traumatisme viol Michel Chagrin moo ko rey parce que góor dafa am yoo xamante ne du ko mën góor attanul yenn yi xale bu ndaw ñu nga dëkkee ci menace soo waxee naa la rey soo waxee naa la def lii soo waxee naa la def na la xale boobu dëkkee ci loolu jëlee ci ëmb doom bi mi ngi ni juddu c'est à 7 mois la xale bi juddu parce que yaay ji naqar gi mu doon dundee moo ëpp ngeen bëgg kenn du wax man de maa fi wax ba mu neex ma na ne waxante dëgg te bàyyi naa feqi
nit day wax dëgg. salaamaaleykum soxna mi na nga def maa ngi doon seetaan seen émission bi walaay mais xale boobu ni mu décédé dafa doy waar dafa doy waar. nit day wax dëgg Sénégal nañu bàyyi nëbal bi nañu bàyyi laamisoo bi nañu bàyyi nëppal bi xale yi ñu ngi leen di yàq ci kër yi te képp ku ci am sa doom bu jigéen waxoon naa ko damay delluwaat di ko wax moytu leen dee leen surveiller xale yi. Actuellement la majeure partie góor ñi dañoo feebar ñooñu jox dëgg la du ñëpp nag macha allah parce que nag fa ndox daan taa boo demee fekk fa tepp ñay baax a ngi baax ba tey waaye ñiy bon ñoo ëpp te surveiller leen xale yi ngeen moytu di bàyyi xale yi góor ñi ñu leen di fab parce que dafa am ñoo xamante ne danoo seen li leen yàlla bindee mënuñu attan cheru jigéen xale bu ndaw sax bu toogee seen kaw ñu am lu nu yëg dee leen surveiller xale yi encore une fois ku nu violer sa doom bu dee attouchement sax viol la attouchement yi ñuy def xale yi di jël seeni baaxam di ko dugal ci taatu xale yi viol la parce que loolu yëpp day des ci boppu xale bi ngeen di wax ku nu violer sa doom nga dem police ku nu fi violé sa doom ak sa rakk ak ku mu mënti doon ak kun fi violé nag muy jigéen léeg-léeg bu nu amuli ay jigéen dañuy dem ci xale yu ndaw yu góor ñi ku nu violé sa doom demal police ngir yàlla nanu bàyyi viol yi ñuy nëbb ci kër yi deret am na ba pare li war a am na munuñ ci dara ñi bokk nañu ba pare ala kulli al waaye lu am dañ ko war a dénoncer tant que amuñu courage di dénoncer ay viol fii lay des ci société bi mu yàq rek di dem parce que comme ñun suñu société amuñu habitude di waxtaanee éducation sexuelle di wax xale yi lu xew xale yi lu ñuy xam yëpp ci internet bi leen koy xamee la majeure partie wala école ba wala seeni daje xale bu ñëw ne la lii lañ ma def yow mi parent amal courage nga déglu ko. allo. allo oui salaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna si na nga def. ñoo ngi fii. ñu ngi lay suivre bu baax pour nii dafa mel ni direct nga nekk. waaw da nga mën nga participer ñu ngi lay déglu. waaw ñun ñi ngi nekk à Dakar. sur la chaîne ASID TV ñi ngi nekk Dakar quoi. d'accord. waaw dañ lay suivre bi gis ne maanaam combat bi ngay xeex macha allah rafet na lool même bu dul lool sax dañuy gis ne yaa ngi conseiller société bi lu am solo si seen dund. mais lii moom cas bi dafa garaaw ba man moom daf maa yéem moom lii moom mosuma ko gis. bilaay. waaw moo tax lii moom képp koo xam ne moom daanaka moom da nga ne buñ ci wax wala nañ ci am yërmande rek dafa fekk ne defuñu ko sa doom wala defuñu ko sa jarbaat wala defuñu ko sa mag wala sa rak. wallaay lazim. mais lu garaaw la lu garaaw la te xale bi ci xale la. bilaay. moo tax justice dafa war a def liggéeyam. ci yoon. mais nag Sénégal moom mooy loolu dañu tardé. télévision yi tardé. jël ay kunkande di leen indi ci plateau. ay télévision yoo xamante ne seen petit gaal la jàppal bàyyi jël nit yi bëgg leen dugal ci biirum làmb football kunkande Sénégal dañu tardé. doy na waar. dañu tardé. doy na waar. ni ñu tardé dafa ëpp mais lii ñëpp ci war a wax. wallaay lazim wallaay. waaw ndaw kii nii àddunam léegi sacrifié nañ ko noonu mu dem ci benn loo xamante ne di ko ko téye di ko ko def chaque jour. mais tamit nag xale yi jigéen ñi tamit am nañ ci benn part de responsabilité parce que tamit léeg-léeg ci seen solin moo leen koy causé. jigéen boo demee ba dugg sa âge de puberté am âge boo toll. nga gis ne tey sa organe yi nga xam ne tey jigéen góor bu ko gis dina yëg boppam. mi ngi commencé di soppeeku. da nga war di changer sa doxin. di war di changer sa solo. waaw boo commencé bay dem di gis say règle ngay indisposé rek tu dois changer sa solo. ngay changer sa solo. parce que am na góor dañu am feebaru jigéen am na góor yoo xam ne dañu am feebaru jigéen. xam nga loolu yëpp ci biir éducation sexuelle la bokk mooy li ma doon wax léegi nii ñun suñu société duñu waxtaane éducation sexuelle duñ ko waxtaane ci biir famille. voilà parce que dafa am loo xamante ne rôle parents yi la xale bu parent bu jur doom xam nga étape humain
xam nga xale bi bu tolloo fii lan la war a am muy ku góor ki ak ku jigéen ki bu dee ku góor ki papa ji jël ko ne ko lii ngay def léegi da ngay moytu wa ngay def nii da ngay def nee ku jigéen ki yaay ji jël ko jege ko ne ko lii ak lee man mii di wax sama yaay man mii di wax laa wax de sama yaay bi ma jox xam nga lu mu ñu doon wax bu ñu gisee règle man jour bi ma gis règle sama yaay dafa ma ne bu la góor jegee da ngay ëmb li tax ma ragaloon góor. bu njëkk sa première règle boo ko gisee xam nga bu njëkk jamono yooyu boo xoolee ay coton yi ñuy jaay ay nana jàppal bàyyi maa ngi jégalu si publicité bi sax may coton yi ñuy jaay coton hygiénique yi ñuy jaay amul woon bu njëkk jigéen yi morceau leen doon jëfandikoo. tout à fait bu njëkk jigéen bu fekkoon ne gis na règle muy première règle am day gis yaayam da koy jël waxtaan ak moom andi ko. billahi léegi mag nga xam nga bu la jegewee sax mun nga ëmb. wallaay léegi jigéen yi maanaam dañuy gis règle seen parents yi sax duñ ko xam benn ñu noonu ñaareel bi mooy parents yi am nañ complexe waxtaan ak côté maanaam. sexualité pour ñoom sujet bu tabou la boo xamante ne waruñ koo waxtaanee alors que c'est faux. voilà te loolu dañ ko war di waxtaanee. dañ ko war di waxtaanee xale mais enfant responsabilité la enfant jur doom responsabilité la. waaw tant que sénégalais yi defuñu loolu seen bopp jur doom responsabilité la duñ fi jógee. parce que ku jur doom rek yow dafa am loo xamante ne mu ngi lay xaar muy war nga layoo suba mais jur doom bu jigéen xale bi am na nu mu nekkee duñu nangu wax mais yii yëpp ay indi yi société bi. waaw mais noonu nag mais xale yi xam nga maanaam xale yu jigéen léegi dañuy nekk ak yow sax dem ba gis seen règle première règle sax seen parents yi léegi duñ ko xam benn yu noonu dañuy jékki-jékki rek naan sama biir day metti te dans les normes am na loo xamante ne tey boo fa tollee dañ lay tere. comme ay café. ay ndox maanaam comme ay ndox bu sedd nga koy naan boisson gaz. loolu ku nekk jàng na ko. tout à fait économie familiale. waaw loolu sax jàng nañ ko. n'est-ce pas mais léegi dañuy jigéen ñi léegi dañuy toll di gis seen baax sax nga gis ñuy naan lu sedd jàppal bàyyi di jàmbat biir buy metti léegi xale yëpp daanaka moo tax appartement yi bëri jigéen ñi nga xam dañuy gis règle léegi c'est facile nga xam ko parce que dama si wax ñaari baat ñetti baat ci biir weer bi rek mën na la sama biir day metti rek xam nga dañuy indi tout à fait nga fekk ne parent du ko xam ndax lan du si waxtaan ak moom du ko wax nii nga war a defee nii nga war a waxee nii nga war a defee léegi da ngay gis sa xale jigéen ñi tey maanaam tey des fois doo comprendre quoi da ngay gis léegi kuy dox si mbedd sax du sol si tey kuy dox si mbedd dem si boutique bi nii ñu koy yónni pour mu jënd mburu ndékki sax maanaam yëre bu mu yeewoo moom lay yeewoo dem si mbedd ba comprendre nga yëre bi ñuy yendoo seen kër yi nga xam ne duñu sol sitin sax noonu la ñuy wàccee dem si boutique bi xoolal yooyu moom mu leen a léegi jamono bi léegi dafa changé doy na waar de ba dem toll foo xamante ne organe jigéen boo xamante ne tey boo ko gisoon rek si sa soxla nga ko gisee dafa lamb doy na waar en tout cas yéen mii di liggéey ci média yi au niveau du Sénégal xamante ne dem léegi xale jigéen yi ñoom ñoo indi cause boobu tamit ba li ba viol yi di am maanaam ñu nekk ak seen ay copains ñu leen di tëddee ñu leen ëmbal muy am viol yi di am loolu moo ko indi parce que tamit xale yi jigéen lu si bëri tamit mooy plupart série yi tamit théâtre yi infidèle ainsi de suite ay société bi daal war nañ ko doy na waar yéen daal yéen mi nekk di liggéey ci média yi au niveau du Sénégal ñu ngi leen di ñaax yéen tamit ngeen di ci béy seen waar di ñaax société bi ñuy dénoncer les viols parce que tant que amuñu culte de dénoncer viol du fi jeex viol dañ ko war a dénoncer ak nag ku mu mënti doon parce que baay yaa ngi tëddee seeni doom du fi xaaj bay jeex nijaay yaa ngi tëddee seeni jabax seeni jaxbaat ñoo yeneen ak yeneen am na ñoo xamante ne xale yi taalibe yi sax dañ leen di tëddee mais comme amuñu culte di dénoncer moo tax cas yi daf fi ne gaññ moo tax macha allah yéen nga xamante ne yéen a ngi liggéey ci organes yi tamit ñu ngi leen di ñaax. mi ngi noonu mais loolu la ñuy wax mbokk bi ci boppam la ñuy njëkk a teg ci kaw doog a def viol bi daal ci suuf lañ koy teg alors que viol amul mbokk viol du mbokk. en tout cas daal moom yow daal Sénégal sa classe gi lañ soxla daal ñi nga xam ne dinañ def éveil de conscience ci doomu aadama yi ibbiwaat xel yi bu baax a baax parce que dëkk bi moom jaxasoo na fii mi ngi nii Sénégal moom fu mu toll nii moom kenn xamul daal. doy na waar waaye daal ci ko yeeg lépp a changé. lépp a changé bilaay xale yi jigéen ñi léegi seen man daal
daal man des fois man duma comprendre soo si waxal mu ne la bul ma waar damaa toll sama ndaw dama koy dox. doy na waar en tout cas kontaan naa bu baax a baax kontaan naa bu baax di ñaan yàlla rek yàlla fay leen bu baax ndeysaan yéen it. ñu ngi lay suivre nag chaque jour. merci bu baax a baax macha allah. merci kàddu rafet na am na solo lool. merci kontaan naa bu baax a baax jërëjëf Faye. jërëjëf xam naa dinañ garder contact bi. incha allah. mi ngi noonu viol kenn waru ko nëbb viol kenn du ko waxtaane viol kenn waru ut solution wu viol mooy dénoncer ki nu violé mu am ñu suivi parce que nag bu fekkente ne macha allah dëkku nasaraan si ñoom dañuy am psychologue boo xamante ne dañ la koy affecté tout de suite dès l'instant que ñu xam ne viol am na dañ lay octroyer psychologue boo xamante ni daf lay suivre parce que loolu ngay soxla il faut nga vidéo parce que instant yooyu day mel ni yow da nga nekk yow kenn ci àddina ñëpp teg la bët ngay dund chagrin di dund nag traumatisme boo xamante ne buñ la jàppalewul rek mara day tàlli macha allah am na ci ñu am chance seen famille dinañ ànd ak ñoom mais la majeure partie amuñu chance boobu. majeure partie ñoo xamante dañ leen di violer amuñu chance boobu amuñu ku leen accompagner am na sax famille yoo xamante ne bu ñu amee kenn kuñ fa violer dañ lay beddi ci kaw viol dañ lay kii daal dañ lay teg de côté di la xoolee bët alors que instant yooyu yow accompagnement nga soxla waaye kaawu Lamine Ndao wallaay lésine duñ ko bàyyi plainte ba kenn du ko retiré dañuy dem ba mu jeex may ñaax ñëpp encore une fois ñu partager les photos de Lamine Ndao képp ku ko gis teg ko bët ñu ngi lay ñaax nga woo police parce que nag un ancien corps de l'armée liggéeyam du viol ku xam armée xam rôlu armée mooy veiller à la sécurité des personnes et des biens mais bu ñu jógee yow ñu former la ak formation bi nga am ci armée nga génn amoo lenn looy def di sëgg ci xale yi di leen menacer yow war nañu xoolaat sa bopp donc ñu ngi leen di ñaax képp koo xamante ne daal yaa ngi suivre sama page macha allah photo yi ñu ngi noonu publier naa ko na ko ñëpp partager képp ku teg bët Lamine Ndao nga woo police dëkkoon na HLM Padois la dëkkoon toxu na ñi nga xamante ne ñu ngi dëkk Maris maa ngi leen di ñaax ngeen bàyyi xel bu ngeen ko gisee Maris ngeen woo police ñi nekk au niveau du sud ci île yi muy Elinkine muy île du Caron muy Diogué muy fu mu mënti doon képp ku teg Lamine Ndao bët ñu ngi lay ñaax nga jël sa téléphone nga woo police loolu rek lañ leen di ñaan ndax loolu rek ngeen ñu mënal defal yàlla fay leen donc encore une fois ñu ngi ñaax ñëpp vraiment képp koo xamante ne gis nga Lamine Ndao moom nga woo police encore une fois maa ngi ñaax société sénégalaise bi ñuy am habitude di dénoncer les viols cas yi nag bari na mënuñu wax lépp tey kaawu viol la ñuy waxtaane mais viol kenn waru ko nëbb viol kenn waru ko suturaal viol kenn du ko suturaal viol dañ koy dénoncer viol dañ koy dénoncer nanu dénoncer violeur yi mbokk nag alalu yàlla la deret la sëñ bi ñu ngi lay déglu. oui madame Thiaré. waaw. comment vous allez yaa ngi am jàmm. waa ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ñu ngi lay déglu yaa ngi ci direct bi mën nga participer. ah ok waaw mooy concernant le viol bi nga xam ni moo am Ziguinchor quoi. tout à fait. causes yi en général ak kii yi koy waral mooy
promiscuité bi gars yi dund ci kër yi en général. Parce que en général viol bu yam surtout sur une mineure. ci kër yi lay xewee soit sa oncle la wala sa cousin. wala sax sa papa. ton père adoptif. ba ci inceste mën na am muy papa bi la jur. tout à fait. parce que en général boo daan gis xale bu jigéen bu amee yenn âge yi ñu leen di séparer ak ay frères am ak yooyu. souvent lépp lu olof di def rek am dafa prévoir yooyu noonu. parce que jegeantoo bu bëri bi mooy indi yenn attitudes yi par rapport à ça. parce que doomu aadama am na fu muy dollu son instinct animal da koy dominer. donc lu muy buy jëf du xalaat. waaw te xale jigéen yi aussi tamit ak léegi les séries télévisées yàq nañ lu bëree bëri parce que léegi taabu amatul Sénégal. parce que ngay gis ay des filles yoo xam ne ay 14 ans lañuy am 13 ans di sol loo xam ne yow buñ la rombee automatiquement dañuy attirer sa attention. léegi nag foofu noonu dañuy vulnérable quoi. dañuy exposé wu de trop léegi nag li leen di sauver mooy. souvent nga am parent boo xam ne ñu ngi lay surveiller de près sinon boo ko am rek les prédateurs sont là hein. Tout à fait. Parce que y a des gens yoo xam ne mënuñu contrôler ces pulsions. Parce que au moment des faits acte bi ñu koy def ay animaux la ñuy doon. ñu ànd ak seen sago. mais bu ñu ko defee ba pare nag la ñuy soo xam ni carrément mooy ki violé Michel noonu xam nga daw na fi mu toll nii il est recherché. mais ba muy def acte bi xelu bàyyi ma la yor mais bi mu paree xam na ni lii mu def jaaduwul parce que mën na si tëdd prison dafa daw. waaw li ma ciy wax daal na parents yi gën a bàyyi xel seen doom yi. muy góor muy jigéen surtout jigéen sax. parce que jigéen dañ ko war a surveiller comme du lait sur le feu. surtout bu tollee yenn âge yi mais ñun dañuy gis ni léegi da ngay gis xale bu jigéen boo xam day am liberté de trop. trop même waaw. génnee mën nañ ko nax parce que moment boobu noonu du am benn maturité bi pour ñu nax ko détourner ko day yomb. moo tax ñu naan détournement de mineur. tout à fait tout à fait. surtout suñ tollee ci âge de la puberté. da jàpp ni ñoom mat nañ. moment yooyu moo gën a difficile ci jigéen. foofu nag la parent éducation bi foofu la parents yi war a insister à 100%. buñ dépasser level boobu noonu rek li des ay conseils la ay orientation. tout à fait. waaw loolu laa amoon daal loo xam ne moom laa ciy apporté. pour parents yi gën a bàyyi xel si seen doomu jigéen ñi. merci beaucoup merci kontaan naa bu baax a baax. merci au revoir. mi ngi noonu daal mi ngi noonu yëf yi jéggi na dayoo pour ñi nga xamante ne comprendre ñu Michel yaayam moo ko jox rakkam ñoom ñaari seen yaay ñu bokk ndey ak baay pour mu yaral ko macha allah ndaw si nekk enseignante bu xëyee jàngale ji Michel terminal la doon def ren bu xëyee jàngale ji jëkkër ji sëgg ci Michel ba pare mu yëkkati armam comme ancien marin la yëkkati arme ak paaka ci li Michel wax loolu lim ko Michel expliqué ñun inventé wuñu dara paaka la yëkkati ak armam ne ko boo waxee dinaa la rey mu sëgg ci xale bi ci audio yi ngeen déglu comme moom léegi Ziguinchor la daan féete Michel nekk Cabrousse di jàng ak tantam des fois Michel day ñëw Ziguinchor récupérer yére paa bi pour dem fóot ko paa bi ci lay profité di def lu ko neex sëgg ci xale bi ba pare di ko menacer bi Michel ëmbee ba mu demee ne xam na ni ëmb la mu bëggoon a dissuader xale bi déglu ngeen audio yi ba plainte demee nag ndax macha allah maa ngi ziar di jaajëfal sama tata Oulimata Diallo xam nga ne jàmbaar la ndax moom injustice bëgg ko tey bëgg ko ëllëg rawatinaak bu nekkee deretam ba yëf yi amee moom moo jóg taxaw jël ay responsabilités dem porter plainte
ne xale bi demal nga dem porter plainte yaayam macha allah bi ko jur ak baayam accompagner ko sœuram yi yépp jóg ñépp accompagner xale bi ci plainte bi comme instant yooyu kenn nekku fa tata Uli moo woo xaritam bi nekk foofu ak Kabrousse ne ko accompagner ma sama doom mu dem porter ji plainte donc xale bi famille bi c'est vrai instant yooyu kaa lii am na mais abandonné ñu ko donc tata Uli ñu ngi lay jaajëfal ñuy nag ñaax képp koo xamante ne sa famille am na ku mel ni tata Uli defal loola képp ku nu fi violé sa doom jël ses responsabilités nga ànd ak xale bi mu dem porter plainte bu dee ëmb amul dinañu yóbbu xale bi hôpital saytu ko xool ba xam ndax am na ku jaar ci kawam bu ëmb amee aussi dinañu def hôpital xam nañu seen liggéey dinañu def lu tax ba dañuy prouver que xale bi am na ku yegg ci kawam mais moom dafa avoué xale bi da ko doon dafa am chance sax ba xale bi nekk am ku mature di enregistrer seen communication mu dem ba avoué ne ko ndax comme loolu lépp am na ba juboo nañu waxtaan nañu est-ce que doo retirer plainte bi mais kii nit la ñuy wax muy daw na nag mu ngi ci àll bi kenn xamul fu mu ne xale bi génn na àddina yal na ko yàlla yërëm bàyyi na fi doom bu góor koo xamante ne deretu Lamine Ndao la loolu yëpp xalaatu ko yow en tant que corps de l'armée foo dem bàyyi fa sa deret encore une fois yàq taxu ñoo jóg defar rek mënu tax a jóg mais ku laal suñu famille yu jóg ak nag ku mu mënti doon man injustice doxuma ci injustice ku taxawee injustice ma jóg sama gémmiñ wax parce que bëgguma injustice ku bëggul nag ku publier say photo defal lu baax ku fi def naka sudul noonu jël ses responsabilités nga affronter li am na ba muy neex da nga daan tëddee xale bi ndogal am na taxawal nga affronter loolu la ñuy xamee guerrier comme guerrier nga ci armée nga jóge doxalal guerrier rek nga dem ba mu jeex mais daw na ba pare ñu bëgg a doon publier ay photom nan lañ koy gisee buñ ko publier bu fekkente ne publier wuñu ay photom nan lañ koy gisee encore une fois maa ngi ñaaxaat képp koo xamante ne yaa ngi ci sama page bu ngeen xoolee di ngeen gis ay photo Lamine Ndao partager leen ko partout ñu gis ko ku ko gis daal ñu ngi lay ñaax nga woo police parce que police nga koy wër ku ko gis daal nga woo police loolu rek lañ leen di ñaan lillaahi wa rasuli parce que ku mel ni Lamine Ndao ak moromam ak ñeneen ñoo xamante ne dañuy nekk ci société bi di yàq xale yi seen place du ci kër yi seen place du ci nature bi seen place prison la encore une fois ñi nga xamante ne ñu ngi doog a dugg maa ngi leen di tegal audio yi ngeen déglu ko bu neexee yàlla dinañu dellu si yeneen i direct yoo xamante ne rek pour affaire lu kaawu Lamine Ndao la ndax trop c'est trop. Allô. Oui, ça va? Ça va bien. Foo nekk nii. maa ngi suñu kër. Fan Ziguinchor. déedéet fii Kabrousse. Fan. Kabrousse. Kabrousse. waaw. ok sinon tranquille. tranquille waaw. waaw lu xew nouvelle bi ngeen lan affaire bi lan fa nekk en état. waaw. depuis kañ. xaw ma de. de boobu ba léegi. xamoo mooy xamoo dara. de boobu ba léegi la daal. dañaa temps xalaat loolu. dafa lay 2 mois wala. dafa mel ni de ëpp na. ëpp na. dafa mel ni mais xooloo sax dafa dara yow tamit. xooluma de. waaw léegi qu'est-ce qu'on fait. man waxuma ko kenn affaire bu. waxoo kenn. waxaguma ko kenn parce que dama ma ne woon bu ma ko waxee moo tax waxuma ko kenn. waaw yow nan nga préféré garder ko wala. man xamuma de. waaw yow kañ nga mun nga ñëw fii Ziguinchor.
ñëwaat bien xam man tay dama sacrifice. Sacrifice la. May jàng. Je sais mais faut nga def benn sacrifice musique de. Je sais pas peut-être vendredi wala. kii du nit sax du nit yow violé doomu jàmbur bi ñuy wax mu koy convoqué waat kii nit la. subhanallah. ça va bien. yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm ba. dem nga aussi ba ñëw. ñëwaguma de. waaw d'accord léegi dama bëggoon expliquer benn affaire quoi comme démb waxtaan nañ man yow yaa ma j'ai accepté tout donc je pense que bon pour mérite ñun ñëpp daal est-ce que doo retiré plainte bi ñu jeex benn yoon wala. dégguma. man est-ce que plainte bi doo ko retiré benn yoon wala. déedéet. waaw dafa ne la bu ko retiré. sama papa moo ne ma ko retiré sama yaay nee na ma retiré ko sama papa nee na déedéet. non mais parce que tamit comme accepté nañ moi je pense que war nga ci mun def biir ma ne xaw ma def. sa papa la loolu sa papa moo bañ quoi. waaw sama papa nee na déedéet. daf la woo tey. daf ma oo waaw nee na ku bëgg wax ak kii ku bëgg a retiré pene bi na ko oo. na ko woo moom. waaw. ok moom la mooy numéro. saa yaama yor na ko. d'accord ok merci ok. mi ngi noonu képp koo xamante ne yaa ngi doon duti defe naa ne lii ku ko déglu di nga xam fan ngay teg sa tànk bu dee preuve rek famille bi yor na ko mais encore une fois nañuy ñeme di wax dëgg ku nekk ci dëgg nañ ko accompagner ci dëgg gi ndax dëgg la yàlla bëgg. Tant que société sénégalaise jëluñu seeni responsabilité di affronter la vérité di dem ba jeex ci vérité bi viol du fi jóge encore une fois nañu am habitude di préparer suñuy doom dañ koy préparer xale bu ndaw bu jigéen dañ ko war a préparer bu génnee ci biti walla sax mu nekk ci kër ga képp koo xamante ne def nga ko naka sa dul noonu xale bi ñëw wax la ko doom responsabilité la mais doom du jur rekk bàyyi noonu xale dañ koy préparer ni ñuy préparer jigéen mu dem sëy noonu la ñuy préparer jigéen ci éducation sexuelle parce que loo xamul xamoo ko am na ci ñu ci bari ñoo xamante ne dañuy tëddee xale yi di leen menacer xale yi tiit duñu wax parce que amuñu habitude di waxtaan ak seeni waajur ci loolu encore une fois képp ku ci am doom bu jigéen xam nga li lay xaar ndax prédateurs yi du xaaj bay jeex am na ñoo xamante ne xale yu rek la ñuy xaar ñu génn ñu dogaale leen léeg-léeg ci kër yi dangay am sax gan mu ñëw xamuloo gan ba dëgg la mbokk la mais nañuy bàyyi xel ci suñuy doom yu jigéen am na ñu bari gan yi dañuy ñëw duñu xam gan yi nu mu parents yi bu ñu añee ba pare dem nañu tëdd nelaw dàq xale yi ci biti xale yi ñu ngi leen di tëddee di leen duwaate di leen def naka sa dul noonu te parents yi yëguñu tinunu bu guddee ñu teel a fatu bàyyi xale yi ci biti xale yi ñu leen di def ñu leen di tëddee rek di leen violer ba pare bu nu waxee ñu naan xale bi na tëj gémmiñam am na du fi xaaj bay jeex nañuy am habitude di déglu suñuy doom yu jigéen jigéen mooy société te jigéen mooy defar lii société jigéen mooy jox koo xamante ne nag ci viol la jëlee ëmb boobu yàlla rek a xam mais ci naqar lay dundee ëmb ba keroog muy wasin te doom bu ñu jur ci naqar yàlla rek a xam encore une fois nañuy bàyyi xel ci suñuy doom yu jigéen mais sama dernier mot mooy képp koo xamante ne viol am na sa biir kër ak ku mu mënti doon ci sa kër sa mbokk ak moo ci yem
dee leen dénoncer. Lamine Ndaw mii ñu ngi ñaax képp ku ko gis nga woo police parce que police nga koy wax. Lamine Ndaw place am du ci ay kër wala ay feneen ak feneen. Lamine Ndaw place am prison la ak ku mel ni moom. tant que defuñu ko rek suñu société du mën a defaru ndax li fi yàq du fa bari. li yàqu ci suñu société ci biir kër yi la te ñu ngi ko noppi waale. tant que nag amuñu courage di dévoiler di waxtaane yooyu du fi deñ te nu bàyyi bu viol amee ci kër ñu koy waxtaane. viol kenn du ko waxtaane ak ku mu mënti doon nag. viol kenn du ko waxtaane. mbokk am na deret am na ba pare du deñ mais dafa am yenn fee yoo xamante ne day topp nit ki ba keroog ñu koy denc. maa ngi ziar ñëpp di leen balwaat àq bu baax ndax des fois ñu élever la voix parce que xol bi mooy tàng parce que ay nit rek lañu. mais encore une fois ci yeneen i direct ndax dafa am nu mu tëddee rek macha allah mais camarade de classe Michel yi bëggoon nañu témoigner mais sama ordinateur dafa bañ xawma lu xew ba numéro bi ma leen jox moom laay defee ni direct bi. donc dinañu dellu si waat ci yeneen i direct incha allah. xaritam yi dinañu jël parole ak ñeneen ñoo xamante ne rek ñu ngi ci biir liggéey bi. ñëpp ñoo xamante ne dugaloon nañ seen loxo ci kaawu Michel incha allah dinañ leen jël ndax lépp rek ci defar ndax société boo koy defar sentiment danga koy teg de côté parce que bu dee sentiment rek kenn du wax. ku bëgg defar société sentiment dañ koy teg de côté. ku bëgg defar société famille liens familiaux danga koy teg de côté. ku bëgg defar société fen danga koy teg de côté. loolu mooy defar société. tant que nag amuñu habitude di affronter yooyu suñu société ci yàqu rek la jëm. maa ngi ziaraat ñëpp di balu àq ñëpp di leen jox dig daje incha allah du yàgg dara ñu dellu si ci kaawu Lamine Ndaw. bu feeñee aussi dinañ def direct wax leen ko macha allah fu yëf yi tollu rek di ngeen ko yëg bu neexee yàlla. ziar naa ñëpp ñoo xamante ni ñu ngi accompagner famille bi actuellement ci moment yu difficile yi ndax famille bu rëy la macha allah famille bu rëy la te dañoo tasaaru mais ñëpp a mànkoo ci naqar wi. donc maa ngi ziaraat ñëpp encore une fois di balwaat àq ñëpp ci tempérament yi ñuy waxee léeg-léeg parce que xol nit rek lañu duñu leneen mais dinañ dellu si bu neexee yàlla. ziar naa ñëpp di leen balwaat àq bu baax di leen baal jërëjëf.